Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko jinji woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg bëccëg geek jàngoro coronavirus geek loraange yi muy jur ci réew mi bokk na ci lenn ci askan yuy taxaw ne duñu fa suul seen diiwaan néew yoo xamante ne ji nee nañu coronavirus leen faat bi ci mujj mooy bi woon démb ca Diamaguène si Gambaaw lu ko jiitu déggoon nañu lu ñu mel ci diwaanu Malika loole kon ana lan moo tax ñuy doxalee noone ak it lu aju ci nit ku faatu te coronavirus daal di koy faat nee nañu bu ñu ko désinfecté amul benn danger bopp mën na koo jur ci askan rawatina ci armeel Cheikh Tidiane Diagne. gis nañu ko ci réseaux sociaux yi population yi nga xam te ñoom ñooy yeewoo ca Malika bañ ñu daal di denc foofule seen i biir armeer genn nit ku nga xamante ni nee nañu dëkk fa te coronavirus bi moo ko mujj tëral gannaaw ba ñu fippoo ñu daal di ko jël delloo ko fi nga xamante ni moo di hôpital principal bu Dakar. lu ni mel itam daal nañ ko gis ci Diamaguène Sicap Mbao foofu itam askan mi daal di bañ ñu denc fa keneen ki amee lii di coronavirus yemuñu si ndax dañoo daal di attaqué ambulance yi daal di ko tojot docteur Aloyse Waly Diouf di directeur de cabinet bu ministre de la santé di ko naqarlu. il faut que Sénégal ñu delloo si suñu xel. mënuma comprendre suñu doom yi nga xam ne dañu ñàkk seen bakkan bitim réew. ñu posé fi problème. delloo si leen seen dëkk. ñu dencee leen fii ñu dëkk. ñu nangu loolu. ñëpp kontaan si ñun doomu Sénégal. dëkk Sénégal juddoo Sénégal ñu lay denc sa gox mu war a am ay manifestation bañ ciy toj ay ambulance di agresser personnel de santé. Seydina Alioune Boli moom nag jot naa jiite opération de riposte contre Ebola ca Guinée ci waa Croix-Rouge bi nga xam te ne ñoom la doon liggéeyal ci atum 2014 jàpp 2016 gis na ni foo rek ñu coppi doxalin. waa Croix-Rouge dañoo am ay équipes yoo xam ne ils sont très très spécialisés li ñuy tuddee gestion des corps maanaam toppatoo yaram bi dañoo gis ni communauté dañ doon bañ nit ñi di suul bu ñu gëstoo def ay enquêtes lañ xam ni en fait dañoo war a jël en compte ce qu'on appelle les rites funéraires c'est-à-dire professionnels yi waa sapeur pompier wala waa Croix-Rouge wala waa protection civile ñoom bu ñu ñëwee bi ñuy jël corps bi depuis levée du corps ba bi ñu koy yóbbu ci cimetière bi. dañ koy traiter d'une manière très très professionnelle avec ay protocoles yoo xam ne c'est très strict. Cheikh Ibrahima Niang moom socio-anthropologue la ma ngay jéem a expliquer comportement bi nga xamante ni population bi nga koy am bañ ñu daal di denc yenn ci ay néew si seen i sëkk. ay junni at ci ginnaaw jot nañu gis phénomène yu mel nga xam ne population tubaab yi dañ doon tere ku ñëw suul ku faatu ak peste ci seen cimetière yi donc loolu du lu bees léegi nag loolu bu amee. da ngay seet lan la nit ñi di ragal ba di comporté wu noonu parce que nit ak xeet ak groupe nit bu ànd ak sagoom rek dafay am xolu yërmande ci néew loolu yàllaa koy def ci nit waaye dina toll ci ragal dina toll ci diggante ragal boo xam ne ragal bi moo koy ëpp doole bi mu saalit. gannaaw bu coronavirus bi duggee fii ni suñu réew ci weeru mars ba tey daanaka lu tollook 40 doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ñoom ñëpp nag daan nañ leen jël. denc leen ci anam yi nga xamante ni dafa respecté lii di protocole yu ñu tëral waaye yenn ci ay localité gis nañu ni askan wa dañoo taxaw temb bañ ñu daal di fa denc képp ki nga xamante ni mbas mi moo la daal di daaneel. Mamadou Diop di ko doon liggéeyee ci état civil ba retraité ma nga woon ca centre principal d' état civil bu Grand Dakar andi nay leeral jëm ci doomu aadama bu faatoo ANAFES ko war a jaarale gis na it ne ak jàngoro ju ko mën di faat jaarin wi moom benn la ñu teewlu ko moom Mamadou Diop ci micro Cheikh Tidiane Diagne. koo xam ne dafa génn àdduna ci cimetière Dakar yi foog mu am lu ñuy wax permis d'inhumer état civil dañ koy délivrer sur papier libre donc suñ demee ba defal le permis d'inhumer bi yow yaay wax ban cimetière lañ koy yóbbu surtout nekkee Yoff lañ koy yóbbu Bel-Air lañ koy yóbbu Saint-Lazare lañ koy yóbbu dañ koy bind ci kaw permis d'inhumer bi suñ demee moom la ñuy jox ci gérer cimetière yi ci décès de permis Covid-19 bi vraiment xaw ma ci une kii boo xam ne vraiment c'est particulière au décédé du Covid-19 même permis d'inhumer bi sax noo mënta décédé duñ ko ci bind. junni doomi aadama yu manqué juróom-ñeent moom la ñu testé tey jii maanaam 991 am nañu ci téeméeri cas positif yu manqué juróom-ñeenti cas communautaire am na tey am na téeméeri nit yu génn l'hôpital loolee lépp ñu ànd ci leeral yeeg tënk yi ak directrice générale de la santé di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom bi ñu dellusee ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu
juróom-ñetti fukk ak juróom-benn moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen di saytu. juróom-ñeent nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi zone de captage benn Castor benn Tali benn Gibraltar benn Golfe Sud benn ñooñu ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru. fee ca Touba gis nañ fa 9 cas communautaire téeméeri patient mooy ñi nga xamante ne hospitalisé nañ leen bi ñu leen saytoo gis na ne seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi koy am ba léegi ci suñu bërëbu sawetaas yi mooy maanaam service de réanimation yi nekk ci biir hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ba mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu fàttali ko mooy 2 mars ñaari fan ci weeru mars 2020 ñu ngi toll ci ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xamante ne ñoom seen ànd nañoo doomu jàngoro ji moom ñu wax cas positif ci yooyu junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañu fanweer ak juróom-ñeent génn nañu àddina làkku nañu ci nga xam ne tey ñoo des ci lalu hôpital yi ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. directrice générale de la santé docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci noonee mu ko junjee cas communautaire yi ñu am tey ñeenti cas ya Touba la ñu jóge démbit am nañu fa ñeenti cas communautaire foofee ca Touba juróom-ñetti cas communautaire ci diirub ñaari fan mu mel ne cas communautaire yi dellu si waat nañu fa waaye taxul benn yoon ñi nga xam ne ñoo nekk ca dëkk ba di xeex lu delloo gannaaw Covid 19 bi am ci jaaxle la ñuy ñaaw rek daal moo di askan week bayliku geeg teggi seen tànk gi ñu teggi seen tànk ci lii di geste barrière yi loolu daal xawoon na leen a jaaxal ak lëf Touba Mohamed Diop. gannaaw bu ñu toogee ay fan yoo xam ne nemmeekuñ ay cas yu ni mel Touba am na yeneen juróom-ñetti cas yoo xam ne ñoo ngi jóge ci transmission communautaire ñeent démb ak ñeent tey bu ñu sukkandikoo ci xayma bi nga xamee ne ministère de la santé moo ngi ko doon def. kenn koo xam ne moo ngi yëngu ci xeex bi ñuy xeex coronavirus ci biir diwaan bu Touba moom jàpp na ne mbir mi taxu ko garaaw lool ndax kat population boo xam ne lu ëpp million ci ay doomu aadama bu ñu demee ba di fa nemmeeku juróom-ñetti cas communautaire ci ñaari bés nekkul loo xam ne jéggi na dayoo loolu nag day firndeel ne xeex bi ñuy xeex jàngoro bii di coronavirus ci biir diwaan bu Touba ci niñ koy amale nu baax la waaye nag suñu interlocuteur moo ngi ñaawlu bu baax a baax ñenn ci askan ñi nga xamee ne jamono ji jafe na nga gis leen ñuy sàmmonteeg li nga xamee ne moom la ñuy wooye geste barrière ba tax na sax ni mu waxe mooy jafe na nga daje ci mbedd mi kenn koo xam ne takk na ab maskam ci firndeel ci diwaan bu Touba tamit ñi nga xamee ne ñoo doon wax ne doomu jàngoro ji amul di ko weddi ba léegi ñoo ngi fi naam jàngoro ji moo ngi fiy def ba léegi ñetti weer ci plan de riposte bi nga xamee ne district sanitaire bu Touba moo ngi koy amal li ci gën a fës jamono ji mooy sensibilisation maanaam waxtaan ak askan wi ngir gën leen xamale doomu jàngoro ji ak ni ñu koy moytoo loolu nag moo ngi gën a fëse ci zone yi nga xamee ne ñoo gën a sori rawatina sancaan yi foofa sax campagne de sensibilisation bi dañ ko dendaleek ak séddale masque ak gel Mohamed Diop Touba RFM. seetlu goog def nañu ko jëm ci takk bi waa ministère de la santé ak action sociale di joxe léeg-léeg day amug luumaate ak lee am dëgg-dëgg ci terrain bi ak njumte la goog le dinañu ko joyandi ca nañu ko waxe ndax xibaar yi ñu leen di jox mooy desee yemb baa mu desee yegg loolee ndax amul leneen lu ca laxasu Mohamed Ali mu ba jëm na ko lijjanti. lan moo tax yenn écart yi am ci diggante données yoo xamante ni ministère bi da koy joxe ak médecin chef yi nekk ci région yi yàggul fële ci Ziguinchor benn góor bu am lu ëpp juróom-ñaari fukki at ñu déclaré ko cas communautaire waaye jotuñu ko comptabiliser ci ministère bi naka noonu itam yàggul trop ci Thiès médecin chef bi corrigé bilan bi ministère bi joxe buñ sukkandikoo ci docteur Ousmane Gueye nekk kon ku jiite service national éducation ak information ci wàllu santé léeg-léeg loolu day am. léegi nag ñu ngi tey ci juróom-ñetti fukki communauté buñ ci amee benn wala ñaar yoo xam ne am na jafe-jafe wax dëgg yàlla war nañu mën a ko tolérel c'est vrai que problème la mais war nañu ko mën a tolérel xam ni œuvre humaine du mat te médecin chef région mun na am peut-être jotul toutes les informations wala dafa teel a jot benn brute information mu génnee ko. ndax nag njumte boobu mun nañ ko jàppee njumte kese wala ministère bi am na pexe yi mu ci lal docteur Ousmane Gueye. wax dëgg yàlla buñ demee ba naan dafa am lu ñuy nëbb nit ñi ci xaru lañ jëm voilà donc moo tax jéemuñu def loolu lañ am ci résultat moom la ñuy jox sénégalais yi nañ gëm ni ñun daal luñ jot ñoom dinañ ci jot incha allah rabbi. nu manta mel lii ni commencé na bëri te njumte yooyu xamuñu ban impact la mën a am ci nit ñi surtout ci wàllu communication ministère bi.
Mohamed Alimou ba ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. mairie bu Ndakaaru nee na noppi na ngir jël lii di centre d'hémodialyse bu Liberté 6 bi ak centre socioculturel bu diwaanu Ndakaaru jox ko ministère de la santé ak action sociale ngir ñu di fa yóbbu ñi nga xamante ne ji dañoo amee feebari coronavirus. bu ñu sukkandikoo ci leeral yu bàyyeekoo ci directeur action sociale ak santé bu mairie bu Ndakaaru xam le ne foofee lu mu laadi téeméeri nit ak juróom fukk war nañ faa mën a dem Babacar Aba Mbaye lay wuyoo moo doonoon ganu RFM matin. depuis le départ ñun xamoon nañ ni que ala kulli alin Dakar mooy nekk épicentre feebar bi moo taxoon ñu daal di tëj suñu centre socioculturel tëj yenn centre ñi dese woon daal di koy désinfecté daal di préparer pour mettre à la disposition de l'État. yàlla def na sax bi ñuy jëlee xale yi ci mbedd yi mooy xaleel taalibe yi ci centre yooyu la leen logé woon en attendant état bi déplacé leen delloo leen seen dëkkuwaay dégg ngeen li docteur Boussa wax actuellement la prise en charge au niveau des hôtels et des hôpitaux atteint na ay limitam donc ci centre yi ñu préparé au niveau de Dakar ak centre socioculturel yi ñun on est prêt à les mettre. yan centre ngeen préparé woon pour dalal fa ay nit yu jàngoro ji dal wala yu ñuy isolé. waaw su ngeen gisee boo demee rond point Liberté 6 amoon nañ fa benn centre de dialyse benn centre de santé bante ne tëjoon na depuis 1 an et quelque dañ ko ubbi defaraat. te amoon coow. waaw te amoon coow defaraat nañ ko ba mu gën a ñoŋ et je pense que keroog autorité médicale bi ñu fa duggee kontaan nañ trop ci centre boobu parce que norme yi ministère de la santé di wër yëpp mu ngi ci centre yooyu. ban capacité la am pour mën a dalal ay nit. bi ñu xoolee on est capable de loger là-bas 150 malades donc parce que y avait 4 grandes salles de dialyse yu nga xamante ne mën nañ leen fa yu toll ñaari téeméeri nit malade mën nañ leen fa loger. donc on a fait aussi le tour des centres socioculturels bon su ma nee norme aussi am na yeneen normes sanitaires par exemple il faut double entrée il faut capacité sécurisation isolée ak yooyu yëpp et je pense que centre bi ça répond aux normes. on a fait le tour des centres socioculturels il y en a 19 dans Dakar et je pense que ñoom xool nañ ko bu fekkee méngoo na ak li ñu soxla la ville de Dakar est prête à équiper à renforcer à mettre de l'argent pour que ñoom ñu mën ko utiliser. Babacar Aba Mbaye directeur action sociale ak santé ca mairie bu Ndakaaru. Mixta nekk fii ci Ndakaaru quartier la boo xamante ne ji lekk liy gàkkal ab deram dañu koy faral di dégg ay nit ñu fay daje di def jëfi saay-saay bañ ko ciy tudd loolee nag askan wa nga xam ne ñoo yeewoo ca cité Mixta bëggatuñ koo dégg taxaw nañu temm ngir xeex ko nee nañu bañuñu ci dara nag ñi ngi tegi pexe ngir mucc ci lu ni mel ba seen diwaan boobeek ni ñuy gàkkalee der bi doon lu dakk ndax la ñu fay wax ña fa dëkk duñ ko fa def jomaroon xëyoon dem fa. camion bi ramas mbalit di fa romb askan wi di dem di fa yóbbu seen mbalit ndax bëgguñ fa gis salte noonu sax la ñu bañee ku tilimal Mixta. xëy na ñun suñu cadre bi nga xam ne ni moo tax Mixta nit ñi di fi ñëw Mixta dafa rafet dafa calme xale yi nañuy ñëw yenn saay pour def ay anniversaire nañuy ñëw yenn saay pour fo te loolu ñun nañ koy bañ ku fi ñëwoon di louer appartement da ngay wàcc taxi rek sax police gis la rek ñu yóbbu la parce que permettre ñu kenn ñëw fii pour yàq suñu gox. Cité Mixta askan wi fa dëkk weesu na ci juróomi junni ci ay nit jigéen nekk ca bopp ba ndax mooy délégué de quartier bi Aïda Goudiaby madame Giro mu xam ne Cité Mixta dëkkuwaay la boo xam ne nag duñu nangu mukk ñu ko tilimal ci fan bu mu mënta nekk. li nga xam ne nag moom lañ ñu wax ne que moom moo fi xewoon mooy xale yi nga xam ne ni ñoom ñoo doon def vidéo yooyu yu ñaaw yooyu ñu may rassurer ñëpp ne que ça ne s'est pas passé à Mixta ñu ñoo fi dëkk te dinañ ko aar ba nuñ ko mën a aaree. ay comité de vigilance ñu taxawal ko ñuy artu nag ñi nga xamante ne ñoo am yéene ngir def ñaaw teew yi foofu. laay ba moo jiite ndaw yi Cité Mixta. ki am yéene boobu na xam ne Cité Mixta du cité pour def lu ñaaw cité bi ñi fi dëkk ay nit yu baax lañ cité bi ñi fi nekk ay nit yoo xamante ne comme yeneen quartier la cité bi du pour cité bu bon koo xamante ne am nga yéene pour ñëw fi def lu bon da nga xam ne boo fi ñëwee ay daan dinañ la topp parce que duñ la bàyyi dinañ la topp ñun ak sécurité bi ak chef de quartier bi dinañ def lu ñu war a def yóbbu la yoon. xool bu ñaaw bi ñuy xoolee Cité Mixta tax sax délégué de quartier bi am ci ndimbalu askan wi ñoom nag ñoo ngi wéy rek di def ay action yu bari ngir aar seen gox ci bërëb bi ay agent de sécurité di fay faral di doxantu yenn saay sax dinañu am ndimbalu police su Parcelles Assainies. xewoon démb mu di oto yi sapeur pompier ak yu Croix-Rouge ak service d'hygiène yoo xamante ne jikkoon dañ leen a yàqate woon ci manifestation yu amoon naka démb ñu ko doon def di ay nit yu bañoon ñu denc ay néew yu ñu ne coronavirus leen faat ñu denc leen ci armée Sicap Mbao yi juróonub jàppante ba taxoon ñu yàq ci ay oto yoo xamante ne ji bii sapeur pompier ko moom yi Croix-Rouge ci des waa service d'hygiène ñi def loole ci xibaar yu ñu jot am na kenn koo xamante ne ji kon teg nañu ko ci loxo
di ko tuumaal ne loxoom génnul ci jëf jooju. Des na topp xibaar boobe ba xam fan lay mujj. wéy ci xibaaru digg bëccëg gi ak ñi nga xam ne dañoo am ay école privée fii ci réew mi ba léegi ñoo ngi ci jaaxle ndax kenn léttu leen kenn firiwu leen te war nañoo door njàng mi ci élèves yi def examen ñaari fan ci weeru juin boobu léegi nag ñoo ngi toog di xaar koppar yi nga xam ne beggandil nañu ko ngir ñi Covid 19 bi lottal ñu seet nuñ leen cee jàppale ñoom ba léegi jotaguñu seen wàll tey dégguñu état bi yéey yàbbu ci mu di lool daf leen a juralug jaaxle xamuñu fan la ñuy watu jëme Kumba Sanjaan Fay. ngir mën a jeexal programme bi moytuwaale it virus bi bu dee ne lépp mati na ci yenn école publique ñu ci bëri ci école privée yi moom matukaay yi yembut. El Hadj Diaw moo jiite école franco-arabe Thierno Oulda bu Yëmbal. moo xam thermoflash la wala boog muy masque yi nga xamante ne moom la ñu war a sol wala boog gel yi nga xam ne moom la ñu war di diw seen loxo wala xandi yooyu nga xamante ne moom la ñuy raxasee seen loxo yi saa yu ñuy dugg wala saa yu ñuy génn amagul lenn loo xamante ne jumtukaay la buy xeex feebar bi bu jógee ci autorité yi. moom doon it ki ñu toftal ci njiitub convention bi daal di ëmb école privée yu département bu Pikine sëñ bi Diaw jàpp ne yooyu lépp école privée dafa mel ni dañ leen fàtte ci koppar toll ci junnib milliards yu ñu dajale ci fonds force Covid 19 bi. mën ñu accompagner comme niñ ko defee ak wayu taskatu xabaar yi comme niñ ko defee ak wayu transporteurs yi comme niñ ko defee ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu hôtel yi dimbale na leen fàttaliku. jàngalekat yi mën leen a jàppale ci seen jafe-jafe yi ñuy dund. moo ne de yooyu lépp école privée li aju seen ndodd diis na beneen El Hadj Babacar Ba bokk ci bureau union nationale des écoles privées laïques du Sénégal. charge de fonctionnement yi ak seen location école yi. maîtres yi actuellement am na ñu bare ñoo xam ne ñi jotuñu seen payoor mois d' avril seen payoor mois de mars moitié bi wala tout lañ ci jot. El Hadj Diaw këf ko ci limu jafe-jafe yu yooyu lépp l'école privée du dund. ñu ngi am jafe-jafe pour fay seen courant ñi ngi am jafe-jafe pour fay ndox ñi ngi am jafe-jafe pour fay seen location am na ci sax yenn école yoo xamante ne ñoom dañu amoon ay engagement ak ay banque bu parent fayul donc. jafe-jafe dina taxaw. li ñu tupp l'école privée yooyu bëgg di kilifa yi gindi leen ndax lépp mën a jaar yoon ba sub ñaari fan ci weeru juin. ginnaaw njàng mi waxtaanee wàllu dem ak dikk ci tali bi démb ca ndajem wala bokk ci ndajem conseil des ministres am na projet de loi boo xamante ne ji adopté nañu ko mu jëm ci loi d'orientation bu ñeel wàllu transport terrestre. ca loolee ñu nemmeeku ci daal loo xam ne dafay gën a tegaat transport bi ci wàllu yoon leneen luñ ci nemmeeku mooy daañu taxawal benn comité national transport terrestre tegit ay koppar yoo xam ne moom lañu koy gunge ñu déglu leeral yi bàyyeekoo ci directeur des transports terrestres de Cheikh Omar Gaye ci téléphone Alaaji Njóogu Jën lépp lu xam ne jëm na ci naka la ñuy duggee ci marché transport yi mooy transport urbain transport interurbain transport matière dangereuse transport touristique ainsi de suite donc yooyu yëpp naka lañ ciy duggee document boobu moo orienté moo koy wax document boobu aussi mooy wax fan la ñuy jëlee financement pour financer activité secteur transport yi moo xam service de transport la moo xam donc infrastructure de transport yooyu donc document boobu aussi mooy wax mooy définir yan xeeti transport la ñu mën a def au Sénégal yan xeet yu bees yi la ñuy indi loolu mooy wax aussi xeetu transport yooyu naka lañ koy encadrer naka lañ koy orienter lu ci gën a bi yees nag lu ci gën a am solo ci mbir mi mooy duñu créer benn kuréel ba nga xam ni moom la ñuy wax conseil national des transports terrestres nga xam ni kuréel la ba nga xam ni donc acteurs étatiques yi duñ ci nekk acteurs donc privés yi duñ ciy nekk donc les partenaires sociaux duñ ciy nekk société civile dañ ciy nekk nga xam ni kuréel googu dafay toog pour non seulement di veiller action yi nga xam ni ñu koy def ci wàllum transport waaye dindi ay xalaat ak ay en tout cas ay jëfin yu bees yi nga xam ni buñ ko xelalee nguur gi dina mën a tax secteur transport gën a mën a nekk gën a baax. kuréel googu di conseil national des transports terrestres kañ ngeen koy taxawal. waaw mu ngi taxaw bi nga xamee ni loi bi dem na assemblée nationale ba parce que démb li xew rek mooy loi bi yóbbu nañ ci gouvernement bi adopté na ko ba pare en conseil des ministres buñ ko fa voté ba pare nag li nekk ci biir ñu doog koy mën a appliquer. RFM bitim réew. Youssouf Bodian lay delloo dalalaat nuyuwaat ko Youssouf. na nga def fay Mouhamed Ndiaye. Youssouf ak kay waay ñii kay gën a. waaw masque wu de moom kay. waaw léeg-léeg nga gis masque yoo xam ne da nga yaakaar ne seen mbàjj maam bi la gaa yi dagg takk. ah masque Aliou bi la. masque Aliou bi kay xam naa ne ndono la boo demee lu mu doon de woon la ca maamam. xibaar bi réew ñaan da ceeg yow ci xibaar digg ba ceeg gi ba benn waxtu du une heure feggee ñaar fukki minute ak ñett BAD di Banque africaine de développement.
approuvé na enquête indépendante bi nga xamante ne def nañ ko jëmee ci président ba mooy ki jiite woon kuréel googe ak ni muy doxalee. waaw jamono ji doomu Nigéria la moo koy doxal am na ñu nekk foofu la ca BAD di dénoncé kon bind ni moom ni muy doxalee jaarul yoon day favoriser ñi di doomu Nigéria yi. kon yemalewul ñi nga xamante ni ñooy liggéey foofu ca BAD ñu def enquête bu njëkk ci bàyyi ko ci comité conseil d'administration bi ñu wax ni moom dañ koy tuumal dara amu ci waaye États-Unis xam nga ñoom ay actionnaire lañu ci Banque africaine de développement ñu sakkuwaat ñu defaat beneen enquête boo xamante ni ki koy def du bokk ci institution bi comme ça ñu mën a xam yan mooy résultat yi léegi bureau conseil des gouverneurs bi nee na nangu na proposition boobu nga xamante ni moom la États-Unis def waaye coow li am ci Banque africaine de développement ban jeexital la mën a am ci image am Amadou Sabar Ba jox na kàddu ay spécialiste ku nekk di tuumal sa moroom ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci kër gi di Banque africaine de développement ak seenu njiit Adesima ña ngay woy rek di jiiñante te loolee ña ngi ko door ci weerum janvier bii ñu génn lan moo xew dëggantaan tontu li ak Cheikh Thiam nekk journaliste xam-xamam màcc ci wàllum koom. liggéeykat yi nekk BAD di ko jiiñ parce que ñu ngi koy jiiñ ne sax am na ñoo xamee ne ay nitam lañu dañu defoon ay njombe bi ñuy jógee BAD yi daf leen a ceebal daal jox leen ay indemnité yu duun ay recrutement yoo xamee ne tamit dañ ko koy jiiñ yooyu ñu koy jiiñ yëpp na tontu nañ comité d'éthique bi def enquête am bi ñu defee enquête saytu nee nañu nag tuuma yooyu ñi ko tuuma amul firnde teguñu dossier ak ay preuve yu leer ne président BAD moo def lii. gannaaw bu comité d'éthique bu conseil d'administration bu Banque africaine de développement defee benn xayma ci li nga xam ne moo waral coow li waa États-Unis di xam ne boobi les conclusions doyu leen loolee tax rek ñu bëgg ñu ubbiwaat beneen enquête boo xam ne dina gën a yaatal mbir mi waaye benn cabinet bu indépendant moo koy def. Cheikh Thiam jàpp ne loolee du publicité bu baax ci Banque africaine de développement. crise bi dina yàq image bi li ci nekk nag mooy mois d'août dañu war a voter pour président ki war a jël président su BAD Aden Wulu moom rek mooy candidat ci mois d'août bi su fekkee tuuma yi li États-Unis demandé cabinet d'audit bi génne na ko tuuma yi leer loolu moom mënuma yaakaar ne dina doonati candidat li may yaakaar mooy démission moo ci beneen jàqare boo xam ne directeur bu Financial Afrique am na ko mooy toogaayu Banque africaine de développement ci yeneen kuréel yi bu fekkee ne audit bi nga xam ne waa États-Unis ñoo ko commandé firndeel na ne kii di ACOMI def na li nga xam ne moom lañ koy jiiñ Adama Wade. lu ñuy ragal mooy BAD ñàkk crédibilité am ndax bu ñu nekk ñi dafa am ay coowal xaalis wala ay coowal trésorerie wala ay jafe-jafe ci kër googule mën naa tax yenn investisseurs yi daal di kon dellu ginnaaw te loolee baaxul ci BAD baaxul ci réew Afrique yi. ñaari boor yëpp ba tey bàyyeeguñu bile coow li nga xam ne leeragul ci bopp askan wi ñii di média yi maanaam taskatu xibaar yi di wéy rek di ci àddu. Amadou Sabar Ba ca Guinée Conakry gouvernement bi léegi nangu na ni fanweeri nit ñoo ñàkk seen bakkan ci xeexoo yi am ci référendum yi ñu doon organisé ci weeru mars front de l'opposition moom àndul ci lim boobule nee na ëpp na li ni mel am na ñoom ci seen gis-gis lu ëpp juróom benn fukki nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ca Zérékoré collectif opposition bi sax daal dina boole nguur gi fale ca cour pénale internationale ñoom kii di maître William Bourdon bokk na ci avocat yi nga xamante ni ñoom la opposition bu Guinée jël ngir mu layal leen foofule ca CPI. ci république démocratique bu Congo am na benn juge ba fa faatu waaye faatu ga dafa jur coow. waaw di ko waral mooy président tribunal grande instance bu kon Kinshasa jamono yi moom sax mooy atte kii di Vital Kamerhe moom mooy directeur de cabinet bu njiitu réew bu RDC li ñu koy toppee mooy luubal xaalis bi ñu jagleeloon tabax ay kër yoo xamante ni ñi néew doole lañ ko waroon jox. altine moom moo jiite woon kon audience bi ñaareel bi ñu teg ko en direct ci télé bi gaañu ne kon wanewul dara amul dara loo xamante ni wane na ni dafa feebaroon wala dara dal na ko altine mardi ci guddi nee nañ dafa faatu moo tax na ñu bëri kon am loo xamante ni ñu ngi koy soupçonné ci anam yi nga xamante ne ci la ñàkkee bakkanam ñoo ne ci ak Nafissatou Silla. bu ñu sukkandikoo ci police moomee Raphaël Yanyi crise cardiaque moo ko rey mu nekkoon nag président tribunal bi yore procès bi nga xamante ne moom moo soxal wàllum lubal xaalis ba sax ñu daal ci téye Vital Kamerhe di directeur du cabinet bu président bu RD Congo magistrat bi nag démb rek ma nga jiite woon na débat yi ci procès bi nga xamante ne ñu ngi ko tegoon na
en direct ci télévision nationale ba faatum nag bett nit ñi loolu ñu jàpp ni sax loxo la politique dugg na ci ngir gën a am lu leer ci faatoom député bi jiite parti mouvement lumumbiste progressiste di Franck Django bëgg nag ñu amal ab autopsie waaye nag ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy experts yi nga xamante ne ay congolais lañu wala ay experts yu Nations Unies ak experts yoo xamante ne dañaa bokk ci communauté internationale bi xeex ak yelleef doomu aadama. beneen député moom moo di Eliezer Ntamwe moom bëgg ci nu mu gën a gaawee rek ñu daal di utal remplacement kookee di président bi ndax mu bañ a indi benn njeexital ci déroulement procès bi faatum juge bi nag di Raphaël Yonyi mu indi beneen rebondissement ci dossier yi nga xamante ne day gàkkal la at yu njëkk ci nguuru président Félix Tshisekedi. Nafisatou Silla waa Kumba kon maa ngi dem Mohamed. yow it waaw góor. ma ne ko yow it waaw góor. waaw loolu fiy wax yokk na ngóora. waaw jërëjëf Youssouf Bodian. RFM rajo askan wi. yegg si nañu ci Coro News moo di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna ñu dalal Anna Rocha Lital Lopez Faye. États-Unis mu ngi dund jéeya dëgg ndax mbas mi depuis démb réew ma daal dina dépassé limu téeméeri junni nit ñoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ndax jàngoro ji di coronavirus. situation bi doy na waar itam ca Amérique latine rawatina ca Brésil ci ñeenti téeméeri junni nit yu ñu gis ne am nañu jàngoro ji lu ëpp 25 junni nit ñàkk nañ ci seen bakkan loolee di ay chiffres officiels yoo xamante ne scientifique yu bari ñu ngi koy bëgg weddi ndax ñoom dañoo jàpp ne lim gi weesu na fuuf li ni mel ci waxtu yu mujj yi itam Pérou daal dina enregistré lu ëpp 6 contamination yu yees ci xayma bilan total infection bi foofee ca Pérou mu ngi tollu ci 150 nit yi amee jàngoro ji weesu na limu nit ñi nga xamante ne gis nañu ne am nañ jàngoro bi ci continent africain gi yépp waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Africa News joxe niki tey ji ci suba ñun itam ci waxtu yu mujj yi rek jot nañ enregistré lu ëpp 5,000 ci ay cas de contamination yu bees muy gulet ñuy gis li ni mel ci continent bi gannaaw bi jàngoro ji feeñee ak léegi ca réewu Égypte ci weeru février gi weesu kon fu ñu toll nii ci Afrique am na lu ëpp 124 nit ñoo xamante ne amee nañ jàngoro ji 3,2 yu ci faatu ci 44 réew Afrique du Sud ba tey fa la jàngoro ji di gën a law romb nañ léegi 26 nit ñi amee jàngoro ji am lu ëpp 800 nit ñi faatu ndax jàngoro ji ba tey mu ne day Afrique du Sud mu ngi waajal def benn déconfinement partiel ci fan yi ñu dëgmal nee na ñu bëgg nañ ko tàmbalee benn fan ci weeru juin gi ñu dëgmal fii ci Sénégal nag malade yi itam ñu ngi gën di yokk ci bilan bu mujj bi ministère de la santé daal di siwal ni ki tey ji ci suba gis nañu ne lu tollook 94 nit yu yees amee nañ jàngoro ji kon fu ñu toll nii kër docteur mu ngi fàcc lu tollook 1,6 ak 22 nit ci 2,4 cas positif ñu jot ne meeku ñaari fan ci weeru mars ak léegi boo xoolee nag ci zone Afrique de l'Ouest fii Sénégal bokk Nigéria fa la mbas mi gën a law ak 7,2 ak 2,2 cas positif te Europe France moom mu ngi waajal tey ji ñaareeli phase de déconfinement loole waral sax premier ministre Édouard Philippe war a yëkkati ay kaddu ci ab conférence de presse boo xamante ne jàpp nañ ko bu 15h jotee ndax bu ñu sukkandikoo ci journal Le Monde lii mu nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen di hospitaliser mu ngi gën di wàññeeku foofee ca France. waxtaane coronavirus beeg gàllankoor ak li mu yàq ci réew mi bi ci mujj wala boog biñ ci mujjee yëg bokk na ci fédération Sénégal bu basket bi jël démb dogal ne dafay arrêter définitivement saison basket bi dogal la boobu ñi yëngu ci wàllu basket rawatina njiital club yi ànd nañu ci rafetlu nañu ko ndax nee nañu mënut a ñàkk waaye nag bëgg nañu ñu taxawu leen rawatina sax ci wàllu koom soo da ci am.
mu di guléet ñu gis dogal gi nu mel tukkee ci fédération sénégalaise bu basketball waaye nag loolee club yi nangu nañ ko bu baax secrétaire général bu Saint-Louis basket club nag moom xamal ñu ne lu mënul woon ñàkk la ak mbas mi nga xamante ni moo lëmbee àdduna warngal këpp Mansour Diagne. ren ji fi mu toll nii li gën mooy ñu arrêté championnat bi te si biir loolu je pense donc su fekkee fédération def na ko dañ koy rafetlu ñun Saint-Louis basket club effectivement xaar ñu woon beneen décision bu dul bii. ci côté AS Ville de Dakar nag seen président xamal ñu ne ñoom jot nañoo dépensé koppar gu bëri ci ndoxteelu championnat bi waaye nag comme lu mënul ñàkk la dinañu topp ci ndigalu fédération bi tey xaar nag ñu jox leen ab ndàmpaay Yatma Diaw. donc ñun option bi ñu amoon au départ mooy que ñu suspendre saison bi dem ba mbas mi wees peut-être ay vers mois de août ñu jéem a xool ñuy réorganiser pour continuer saison bi donc on est obligé quand même de se soumettre à cette décision maintenant li ñu leen di ñaan rek mooy aussi mu am accompagnement par rapport aussi charge yi nga xam ne club yi am nañ ko. waaye nag club bu division 2 yi nga xamante ne dooraguñu woon seen championnat waaye ñi ngi woon ci wàccaay ñoom it ñi ngi xaar ñu ndàmp leen président Bor Bekay Ba. ren nag wax dëgg yàlla amoon na mbébét pour suñu équipe ci kàttanu yàlla mu yéeg bien vrai que saison bi commencé wul woon dem nañu wuti ay joueurs mais tamit fédération waroon nañu mun xool lu ñu war a mun jox équipe bi pour ndàmpaay parce que équipe yi am na ay sacrifices yu ñu jot a def. bu weesoo nag ndimbal ci wàllum koppar gi nga xamante ni club yi ñu ngi koy xaar bëgg nañ itam ñu leeral leen yenn ci ay ponk lu ci mel ni recrutement yi. pour saison bi di war ubbi doon sàkku rek fédération que ñu jël en compte question boobu permettre club yi que ñu mën a renforcer wu. saison gu yees gi maanaam bu atum 2020 nag ñi ngi ko fas yéene tàmbali juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum 2020. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf li wala fi naan jàppkatu jaan jaana koy mujjee dafa mel ne loolee mooy bëgg a dal waa Institut Pasteur ubbi l'Observateur yéenekaay bi bind na ne coronavirus bi dugg na Institut Pasteur ci liggéeykati Institut Pasteur yi am na ci ñoom juróom-ñeenti nit yu fa amee coronavirus am ci ñoom kenn ku fa jot a faatu juróom ya corona ci Institut Pasteur journal bi nañu ñett ña ay chauffeur lañu yeneen ñaari waxuñu lan la ñu liggéey ka faatu ci Institut Pasteur ndax coronavirus ci chauffeur yi la bokkoon keroog talaata ay 4 heures du matin ca la faatu ma nga faatoo ci l'hôpital Fann gañu ko doon mooy fanweeri la doomu aadama ak juróom-ñetti gi coronavirus bi ray ci réew mi docteur Amadou Sall mi yilif Institut Pasteur waa l'Observateur nee nañu bi ñu jokkoo ak moom doon ko laaj ci li xew li mu leen wax moo di li ngeen may wax mënuma leen cee tontu ndax dafa guddi te maa ngi sama kër ak lu man di xew journal l'Observateur wax nañu ne ca foofee di ci Institut Pasteur liggéeykat ya fa nekk ku ci toog ci nen du toj ndaxuk jaaxle ñi amoonuk jaaxle ci ndax Sénégal dafay génnee ni waa kinin gi ci pajum coronavirus gi ni ko waa organisation mondiale de la santé santaane tontu laa ngi ci le quotidien Sénégal awagul yoonu mbaa mu am yéene génnee ni kinin gi ci paj mi mooy lu journal bi bind mu xamal ñu it ne jànge nañu ci AFP kàddu yu tukkee ci docteur Abdoulaye Boussa muy wax ne paju mi ak ni waa kinin gi du dakk fii ci Sénégal professeur Moussa Seydi ak i gaayam duñu ko bàyyi am na it beneen agent buy liggéey ci centre de traitement bu nekk fii ci réew mi bi journaliste yi quotidien yi jokkoo ak moom ci téléphone li mu leen wax moo de gisuñu lu war a mën a tax ñu dakkal ni waa kinin gi ndax ba ñu ko tàmbalee jëfandikoo ak léegi ngën a rek la ñu ci gis professeur Moussa Seydi mel ne ku koy dëggal ci xët mu njëkk l'Observateur ne ma nga fay wax ne ñi faatu ci réew mi ndax coronavirus amu ci kenn koo xam ne li ko faat mi ngi jugee ci niwaa kinin gi ñi faatu ci corona bi la Sénégal nee nañu am na ci ñoo xam ne bañ leen bëggee suul ci armée jàmm gën yi démb coow lu rëy la fa jur ni ko askanu Malika wi defee woon bu yàggul taxaw ne kenn du suul ci seen armée ku faatu ci coronavirus bi waa jàmm gën it noonee la ñu ko defee démb waa pompi yaag waa service d'hygiène ak waa Croix-Rouge yi indi woon néew yi bëggoon leen a suul ci seen armée ñoom la ñu song yàq seen i wata laatr bi nañu ca jàmm gën si kàmbaaw fa la xewe gaañ nañu fa ñeenti nit yàq fa ñetti wata pompi ya watab service d'hygiène ak watab Croix-Rouge néewi covid 19 yi la askan wi ne kenn du leen fa suul ñu xooli ci source wa leneen coow lu sulee ko ca Touba kuréel ga ñu fa sampoon ngir mu dugg dëkk bi ngir xool ndimbal la ñuy séddale ana ñan ñoo ko yeeyoo ci askan wi mu di comité de ciblage pour la distribution aide alimentaire yéenekaay bi nee nañu ci comité boobee daf ci am koo xam ne dafa feebaroon ba ñu defee ay test ci moom résultat yi dikk wane ne dafa corona loolee nag moo tiital ñu bari ci dëkk ba yéenekaay bi nañu ceeb biñ doon séddale askanu Touba ak li ko wër jamono ji dafa mel ni ci ñoom ordre sawel mujj na leen a wex xat ndax waajoojee ñu ne dafa corona fu ne la daan dugg am na ko xamal waa source waa ne waa ji daawul jug ca mairie ba bañ na ko ba am na réunion bu ñu doon def ca mairie ba alxames ji weesu waajaa nga fa woon toog Sud Quotidien xëy taxaw ci aide alimentaire gi mu di dund gi ñuy baaxee lenn ci askan wi seen bët xonq ci jamonoy coronavirus bi yéenekaay bi wax ñu ne bari na ci askan wi ñoo xam ne boobu ba léegi ñoo ngi toog di xaar seen wàll ci dund gi jotaguñu ko ci fukki région ak ñeent yi nekk ci réew mi juróom-ñaar kot ñoo ci jotagum seen wàll Ndakaaru nag daanaka moo ngar daajoo lépp ne un quart de kit yépp fi la des néew ji doole yi ñu fàtte ci yëf yi Sud nee nañu président Macky Sall nee na
Mansour Faye na ko lijjanti nu mu gën a gaawee li dul neex a lijjanti enquête dina kay xëy na di ko lijjanti mu di air bu bon bi ñuy noyyi ci dëkk bi nan lañ ko mën a dundee ak coronavirus bi gis na ne ay risques yu rëy ñoo ca nekk gis na it ne solu masque mi lu ñu war a faratal la fii ci Ndakaaru ndax air bu bon bi ñuy noyyi Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances gisuma ko waaye xam naa ne war na noyyiwaat ndax Vox Populi xamal nañ ne defal nañ ko ay test ci coronavirus bi test ya résultat yi génn na démb la mu wane moo di dara jotu ko enquête dina kay dañu waaye ba léegi terewul moom Abdoulaye Daouda Diallo dañu koo quarantaine ndax àjjuma ji weesu dafa amoon audience ak Alioune Sall mi corona bay faju ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay mariste ak la fa xewoon bésub korité di xale yu góor ak yu jigéen yi daje woon ci appartement di def seen yëfi saay-saay l'observateur nee nañu coow loolee teere ji na police ci naka ñi doon def loolee am na ci ñoom kenn koo xam ne waa sûreté urbaine teg nañu ko loxo benn xale bu góor la ñeneen ñi ci desit ñoo ngi leen di wër gu mitee keneen ku ñu jàpp ndax jëf ju ni mel Vox Populi nee nañu moo di xale bu jigéen bii di Rango moom it ab yendu party la bëggoon a organiser ci l'hôtel bu nekk Ngor waa dig fekk ko fa moo ko kiligam jël leen yóbbu. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. benn waxtu du heure fekk ñeent fukki minutes yegg nañu ak yéen ci ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi moo di gis-gis tey jii li ñuy waxtaane mooy ñàkk déggoo gi am ci diggante ministre de la pêche et de l'économie maritime ak it groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal di GAIPES li jur coow lekk ñol-ñol ji nag mi ngi tukkee ci licence de pêche yu ne ministre de la pêche da ko jébbal ay bateau yu fekk baax bitim réew loolee kon dañuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média war a ànd ci waxtaan wi ak Mamadou Diop Thioune expert en pêche maanaam xam-xam màcc jëm ci wàllu napp ak ni muy doxee mi ngi bokkit ci Haut Conseil des collectivités territoriales Mamadou Diop Thioune maa ngi lay nuyu. nuyu ñëpp nuyu auditeurs yi rajo bi yëpp. Moussa Mbengue mi ngi ak ñun ci waxtaan yi mooy secrétaire exécutif de l'association ouest africaine de la pêche artisanale Moussa Mbengue maa ngi lay nuyu. sëñ Mohamed maa ngi lay fay. jërëjëf Mbengue Mamadou Diop Thioune jàngat ban nga amee ci ñàkk déggoo réeroo gi amee ci diggante ministre de la pêche ak waa GAIPES. jàngat bi ma ci am de tiitaange jot na ci li nga xam ne mooy suñu koom ak sànq gi ñu ko nar a sànq. tiitaange gi tamit mooy wàllu waa naru ëllëg ñu war a fekk ëllëg que ñu si fekk dara. benn bi aussi mooy dërëm bii ñuy ut ci ko xootu gënul suñu dund dañu war ko sakkanal saxanal ko yaxanal ko pour askan bi ñëw. loolu nga ci gis. gis tiitaange parce que natt gi Sénégal la war a njëkk a dundal parce que jën nag mën nañ koy weesalaat waaye kenn mënul waat na di jeex. ñi fiy ñëw dëkk yi njëkk jën daa jeex moo tax ñu ñëw fi. ngoon nag ñun suñu waree mooy yàkkal ñu ñëw ëllëg muy naru ëllëg ci ñuy ñëw askan bi. mais xam nga licence de pêche it buñ koy joxe maanaam du lu ñu jël rek may leen ñu dem même donte dañuy jël si jën it dinañ fi bàyyi dara loole est-ce que yéen côté boobee xoolewu leen ko noonu mu mel ne njariñ moom ala kulli yàlla am na ci. waaw natt yi nga xam ne dañ koy natt ci jën Sénégal am na kuréel bu ñu ñaan koro waaye kuréel googu am na penc mag ñu ñaan koppaas alerte yi nga xam ne ñeneen leen jóg leen tiitaan nga ñëw na jën yaa ngay wàcc mu ngay jeex ñoom ñëpp wax nañ ko. li gën a métti nag mooy koro gi nga xam ne moom su lañ sos rek te mu wër ñoo dimbali dañ ko yemamaayaloon néewal dooleem ba juróomi at yii passé moom liggéeyu ci dara joxuñu ko benn dërëm pour mu xayma ngoon dañ ko néewal doole waaye ñi ko doon néewal doole di ministre yi nga xam ne moo doon dogal ngoon moom na waxte ji la ci lan la wéeru woon ba def ko te boobu ministre du Aliou Ndoye Omar Gueye bi nekkoon li fi nekk moo ko joxe donc nag bu ñuy waay wax ji nañ ñu wax li fi joxee ak ni ñu ko joxee naka la tëddee ba mu jaar ci lu jaarul ci xayma scientifique parce que looy def lu nekk tey ci pêche su fekkee ne avis scientifique amu ca loolu day war naa yàqum xel ca waroon di ko may nga di ko def parce que amul avis scientifique. très bien Diop Thioune maa ngi ñëwaat ci yow Mamadou Moussa Mbengue ministère de la pêche jox na ay licence de pêche ay bateau yu fekk baax bitim réew waa GAIPES di groupement des armateurs industriels de la pêche du Sénégal ne du ca dal mu jur coow lu rëy ndax coow li mënutoon a ñàkk ndax coow li lu jaadu la am déet. Mohamed coow li waxuma la sax GAIPES mais waxuma la GAIPES waaye askan wi sax dañoo waroon dugg ci coow li nit ci napp cosaan duggee ndaxte xéewal yi nga xam ni moom lañ yàlla baaxee ci biir ndox mi muy jën wi dafa am njariñ
ci askan wi di joxe liggéey di joxe ñam amit jeexital ci dundu jën wi ci biir géej mais fi mu ne nii li nga xam ni moom la ñu gis mooy COPAS ci boppam xamale na ni korot xamale na ni am na ci xeeti jën yoo xam ni nii liñ leen yëpp dañ ko attanatul kenn waratul yokk liñ leen di sëf ak même nit ñi di jàppee lu demee nii li tubaab di wax pélagique côtière jënu kaw ndox yu jóge tefes ak jënu suuf yu jóge tefes yooyu moom liñ ci wax mooy nu mu gën a gaawee non seulement bu ci kenn yokkati leen waaye nañ ko wàññi te bépp licence de pêche nouvelle yi ma gis ci liste bi gis naa ci lu tolloog fukki bateau yoo xam ne nii buñ leen joxee licence jën ñi jàpp mooy jën ñi nga xam ne nii attanatuñu doole maanaam dañuy waaj a jeex muy li ñuy wax pélagique côtière yabo yi jay yi ak ñoom seen gis naa ci lu tolloog lu ëpp fanweer ci ay bateau yoo xam ne bis bu ñu leen joxee licence dañuy jàpp li ñuy wax démersale profonde mooy li ñuy wax genre merluc banana kon dafa mel ni kon licence yu bees yooyu jar na coow jar na yuuxu ndaxte bis bu ñu seetaanee ba licence yooyu ñu joxe ko ba bateau yu dugg ci suñu géej gis nga li ñu dese kus néew danañ ko jeexal su ko defee war na pour cosaan dootu ñoom lu ñu dunde état bi ci boppam sax dootul mën am dara parce que kenn dootu fi ñëw bay jënd licence parce que dara doom ci géej gi kon coow loolu coow lu jaadu la waaye li ma naqari rek mooy coow li waruñu ko yamale ci affaire ministère de la pêche ak GAIPES coow li du mbiru GAIPES du affaire SAER coow li affaire ressource halieutique la yoo xam ne nii liñ ko bëgg attan nangootu ko ñu war a yuuxu ñun ñëpp ngir licence ñu dàkkal ko. Mamadou Diop Thioune dañuy seetlu ne léeg-léeg Sénégal dana ami ressource Afrique sax laay wax mais ñu des ci Sénégal mais problème exploitation la ñuy am tey bu fekkente ne géej gi Sénégal am na ay espèces yi jën yu bari yu fi nekk mais bu ñu ko bàyyee ak ñi fi nekk rek maanaam exploitation ba ca war duñ ko am ñu jël ñoo xamante ne ñi ngay ki moyen ngir ñoom ñu mën ko exploiter ñu jox leen en échange de quelque chose ndax loolu it xel waru ko mën a nangu. ni ko waxee ni nga ko waxee te mu nekk lu wóor a wéeru ci la waroon am ak na mu amee ak na mu jaadoo kenn dina déet waaye dama ne est-ce que waa segment industriel war na umpale commission buy joxe licence est-ce que segment artisanal bi war na umpale kuy joxe licence ñuy dogal ko fekke wala bokk ci dogal fekke woo ko ñu dogal sa ginnaaw ci dogal li nga xëy yow yaa ngi ci am ay dogg war caa am ay jeexantalu moom ko dama ne kon joxin wi daal dafa am lu leen ci lëntul tey seenum xel lu nga wax dafa ñuy wax ni na ko noppi nit dégg cooli bu ñu ko indi ci ay jaxasoo wax ji leer na nañ dañoo joxe lu ñu warul joxe ci waxtu waxee waruñu ko joxe te ñu ngi koy jox waruñu joxe jëlee noona mbir mi te ñu koy joxe waroon toog ca toogaay war koo fekke bu kenn joxal kenn baatam lu xëy joxu ko kenn pour ñu joxal baatam ci keneen suñu làmmiñ ñoo ko moom faruñoo GAIPES faruñoo état ñun suñu askan lañ fara ak suñu bopp ak napp gii mu jaroon ñu lu nekk nag kon daal su ma comprendre mooy li ñu joxe méttiwu leen mais ni ñu ko joxee noonu ngeen àndul maanaam dafa am lu ci. non bu ñu ko joxe woon ci yoon. même bu ñu leen joxe sax nañu wax ne état bi nga xamee ne mooy joxe am na état des lieux boo xam ne war nañ ko ne scientifiquement prélèvement scientifique nee na am na lu ëpp bañ di ko joxe waaye li fi nekk nañ ko joxee nii joxe ko nii joxe ko nii mais avis scientifique newu fa woon amul benn avis scientifique bu joxe état des lieux bi koy joxe état des ressources bi COPAS ñi nga xam ne fa lañ bokk adhéré ci di Sénégal nee na leen suñu société sont menacées mooy jëlu kaw ndox yi nga xam ne jeexantal bi mooy jëli ndóol di dindi xiif di ni yemamaay di ñu jox koom muy askan wi xëy ñoo ko moom ëpp ci priorité. très bien dama ne gisul ne li siy jaay ak lu ñuy yóbbu dañ ci war a dundal ci ñiy ñëw ëllëg ñu ay si engagement am ko ci biir dama wax ne ñi ma wax dama la tuddal ne la dañ ci toog ne leen fekk ngeen ay réunion yoo xam ne fekkee ñu ko ngoon bu ñu toogaatee di oo ñeneen ñu war a toog suñu pas di leen laaj nekk lañ ci xamal li ñu xamal ngoon dañ ñu yegg te wax ji ne leer léegi cabinet li sa ministre mu ngi ñuy saaga te dina ko digaale ak ñun non dama gisul lu mu weer saaga yi ñu wax ñu ko ñu boot ñu kenn bootuñu Mamadou Diop Thioune kenn à la sorte de personne loolu moom danañ ko lijjantee neneen ñun kay ñi ngi woon ci licence de pêche maa ngi lay gërëm bu baax a baax Mamadou Diop Thioune jeexale waxtaan wi ak Moussa Mbengue secrétaire exécutif bu association ouest africaine de la pêche artisanale Moussa Mbengue li am na coow laa ngi ne coow bay diggante ministre de la pêche ministère de la pêche ak waa GAIPES yow looy préconiser ne solution man li nga xam ni moom laay préconiser mooy li nga xam ni nii moom la tëralin ñi nga xam ni nii au niveau international au niveau régional ak même ci réew mi moom lañ préconiser li ñu di wax ay directives volontaires pour la pêche artisanale ak politique bu CEDEAO xam nga li ñu wax dañu ni bala ngay jël ay licence yu bees di ko joxe da nga koy sukkandiku ci ay gëstu yu leer maa ngi nii ci sama kanam résultat recommandation bu COPAS 2018 ñoom nee nañu nu mu gën a gaawee lii nga xam ni mooy yabo yi ak Saint-Charles yi ak ñoom seen waruñu yokk maanaam doole ji leen di sëf li nga xam ni moom laay wax daal moom laa yaakaar mooy
ay licence de pêche kenn waru ko jox ay ressources halieutiques yoo xam ne nii attanatu ko parce que juróom fukki bateau ak juróom-benn yi nga xam ne moom laa gis ci liste bi dama ni bateau yi ci ëpp ay chinois lañu man maa ci teg sama bët benn bateau yi am na ci yoo xam ne ñeent fukki mètres la ñuy mesurer am ci yaatuwaay lu tolloog juróom-ñaari mètres ba pare ñooñu dañuy alal jën bi te yow xam nga ni fii ci Sénégal juróomi téeméeri junni yu ñu jàpp ciw jën juróom-ñaar téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ay jënu kaw ndox yu jege tefes lañu te yooyu téeméer boo ci jël juróom-ñett fukki ay yaboy la ak ñoom seen kon li nga xam ne moom lay wax mooy licence de pêche yi yu bees bu nu ko joxe ci bépp ressource boo xam ne nii gëstukat yi nee nañ mi ngi jeex ngir lan ngir napp cosaan mën a liggéey ngir lan ngir population yi am jën wu ñu dundee ngir lan muy suñu jigéen ñi am lu ñu soppi ngir lan ngir jën wi sax delluwaat fi saxaat fi dakk ba amal njariñ askan wi amal njariñ buur gi man loolu mooy li may recommandé. très bien maa ngi lay gërëm bu baax Moussa Mbengue. jërëjëf gërëm it Mamadou Diop Thioune mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon it xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Aliou Ba ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène la woon jàngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti danañu leen bàyyee ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yeeg tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.